jëf ci tàmm bi Walf TV dal leen jàmm si seen magazine de la mi-journée ñoom mbégte tey dalal Mamadou Kassé di directeur général bu SICAP nekkit président conseil départemental bu Tambacounda sëñ bi Kassé ñu nuyu leen dalal la si Walf TV. ñu ngi leen di fay Assane di sant bu baax a baax di nuyu seeni téléspectateurs te aussi di vraiment rafetlu li ngeen ñu woo ci plateau bi nga xam ne am na solo. alors waxtaan wi dañ koy tàmbalee wàllum politique ndaxte jamono ji ay jax na lool donte duggaguñ sax si pré campagne démb am na ab manifestation bu amoon place de la nation ku jegi daal di koy amal muy doon manifestation boo xamante ni li fa nekk ci mbooloo takku woon na loolu jàngat bu njëkk bi ngay am laataa ñoo dugg sax si kàddu yu fa jib. waaw dañ koy d'abord jàngat bi dañ koy dooree ci amin bi maanaam ni mu amee ci xar kanam gi. gis nañ ne suñu takk der yi aussi fexe nañu ba kaaraange am ci booba jataay ñaareel ba mooy jataay la boo xamante ne indiwul benn jafe-jafe ci dem ak dikku ñi nga xamante ne ñooy waa Ndakaaru ñi nga xamante ne ñoom la ñu tegoon booba nattu parce que xam nga manifestation nattu la ci toujours ñi nga xamante ne ñoo wër foofu man nekkoon naa directeur général HLM xam naa foofu bu baax a baax bu xësee yëngu rek ñëpp dañuy commencé tëj seen kër xaw a tiit ak yooyu. moo tax vraiment loolu tamit dafay wone ne suñu démocratie nasaxul et que mi ngi dund et que mi ngi gën di meññ te loolu vraiment mënuñu lu rafetlu ko loolu ci xar kanam gi la ca des nag moom xëy na mën nañ koo xóotal. si xar kanam googu sax lu tax nga am jàngat bi moom mooy saa su ne dañu yàgg di dégg ay interdiction de manifestation alors que Sénégal régime déclaratif la ñu am te it tamit ñu nemmeeku ni encadrer manifestation moom moo gën a yomb daal di koy interdire lu tax administration Sénégal daanaka li ñuy interdire moom moo ëpp. waaw régime déclaratif rek loolu tamit tekkiwul ne da ngay jóg rek dox bu fu la neex ak ku la neex parce que dox bi aussi foog mu ànd ak kaaraange. foog mu ànd ak force yoo xamante ne dañ koy mobiliser pour que yow même bu fekkee ne que da ngaa yor say mbooloo di dem ñu mën a aar ña nga xamante ne ñoom tamit dañoo des nañ du ñu marche parce que liberté bi nga am yow pour manifester liberté boobu la keneen am aussi que manifestation bañ ko sonal ñaari liberté yooyu nag état rek moo mën a lijjanti te moom mooy mën a am aussi éléments yi mën a tax mu xam ne xëy na waxtu bi wala bis bi wala bërëb sàngam soo ko fa defee mën naa indi gàllankoor ci lii wala ci laa ci éléments yooyu lay apprécier. pour wax ne mën nañ ko bañ a teg tey waaye xëy na mën nañ koo puus ba beneen yoon te loolu tamit xel war na ko mën a nangu fa ñuy joxee rek foofu la ñu war a mën a aussi dogal ne que lii xëy na du mën a nekk parce que am na loo xamante ne bu ko juree mën naa doon musiba pour askan wi. est-ce que administration territoriale des fois duñ def li ñuy woowee excès de zèle ndaxte boo xoolee manifestation yi ñu interdire yi si dem recours bëriwul daanaka 39 diggante 2011 ak léegi dem nañ conseil cour suprême 39 recours yi 34 yi dañu leen di jox dëgg. si kaw préfet yi. waaw bon loolu boo ci bëggee am jàngat boobu mën naa nekk mais xam nga tamit loolu mooy toujours problème mu aussi àtte ak dogal ah. kay dogal dana dogal parce que moom la mu yor lay apprécier pour dogal moom la ñuy wax de bonne foi maanaam ci xel mu rafet la koy defee maanaam pour ñoŋal wala pour doxal liggéeyam wala pour yaakaar ne bu ko defee dana doon la nga xamante ne mooy dëgg ci ñi nga xamante ne moom ñoom la yore waaye kay dogali tamit xëy na peut-être moom du ci amee gis-gis boobu noonu waaye ñoom ñëpp ñooy doxal li nga xamante ne mooy état de droit ñooy doxal li nga xamante ne mooy démocratie. mbooloo mi daje démb ca place de la nation takk woon na loolu ba sax ñi bokk ci leader yu intercoalition wàllu Yewwi li ñu wax mooy jël bi feeñ na ba pare. waaw bu dee lii mooy seen jël de bu ñu xam ne dese nañu liggéey. ndax réew mi nag bu fekkee ne da nga koo bëgg a tënk ci ñaar xëy na ñaar fukki juróomi junni nit yu taxaw nga ne ci ak réew mi ni mu toll ak ñi fiy voté ni ñu toll wax dëgg yàlla kooku damay jàpp ne aussi c'est réducteur. mais échantillon waaye nag échantillon la bu am solo mais échantillon bi yow yaa ko gisee noonu waaye xam nga comme ñoom dañoo woote woon mobilisation Ndiaga Ndiaye. Mobilisation Ndiaga Ndiaye gis nañ ko parce que. comme acteur politique yëpp waaw mais xam nga dafa am ñoo xamante ne dañ doon wax ne que ñun ñooy mobilisation Ndiaga Ndiaye loolu lañ doon wax ne ñoom bu ñuy woote soxlawul ñuy woote nit ñi dañuy ñëw rek yegg si te xam nga loolu amul fenn organisation politique ñun dañ koy def man su président jógee ne day ñëw Tamba xam naa nu may def ba teeru ko ba nga xamante ne la nga gis démb war nga ko mën a gis tey bu ma boole woon sama doole man ak Ablaye Seydou Sow ñu boole ak Mamadou Saliou Sow bu Kédougou ñu boole suñu doole ak Sidiki Kaba wala keneen ñun xëy na peut-être bu ñu wootee obélisque indi suñu ay Ndiaga Ndiaye mais du ñu fa xaj mais donc loolu pour man c'est relatif mais nag néanmoins c'est toujours une satisfaction pour benn coalition politique nga woote mbooloo wuy si la mais mbooloo boobu yow yaa ko yor kese yaa joxe kaar yi ñu jógee Tamba ñii jógee Kédougou
ñële jóge Kaffrine ñii jóge Kaolack ñii jóge Ourossogui ñii jóge Ndiaganiao ngeen daje donc ku nekk ñëw saam say li nga am. est-ce que tey Mamadou Kassé oyofaloo li nga xamante moom moo xew foofu comme ni ngeen oyofalee résultats yi jugee. parce que damaa tàmm mobilisation moo tax ma la koy wax. man la damaa bëgg nga ubbi sa internet nga def tàppe lu la neex. pour nga xool visite ba nga xamante ne moom le président Macky Sall defoon Tambacounda. ba mu dugg see Tambacounda li ko dalee sur 3 kilomètres mais nit ñi dañoo amuñu fu ñu xaj. foo sànni mbàttu mu tag te nit ñi yenn nañ fa depuis 3 ou 4 heures de temps di ko xaar ci mbëggeel kese. alors weesoo manifestation bi ni mu amee ak mbooloo yi nga xamante dañu ne fa am nay kàddu yu fa jug ju tàmbale ci li tax manifestation bi am muy liste Yewwi Askan Wi majoritaire bi nga xamante dañ ko dàkk ci wàllum élection législative yi ñoom ñu ne dañ ko war a dugal dañu war a bokk comme yéen ni ngeen bokkee est-ce que loolu du lu ñu mën a nangu lu légitime. non d'abord wax ji demeewul noonu parce que ñoom dañoo bokk ñun ñu bokk. waaye ku ci nekk dafa am loo xamante ne dañ koo dindi ci yow maanaam fa nga juumee dañu fa góom bi am lañ dagg looloo fi am léegi nag ñoom xëy na fa mu féete neexu leen waaye nag loolu tamit maanaam ku nekk yaay xool na nga koy jàngate parce que liste yi du man maa dem déposer ko Yewwi Askan Wi du yow Assane Gueye yaa dem déposer ñoom dañoo amoon seen mandataire ba d'abord ba ñu njëkkee gis ay jafe-jafe ci liste bi muy listu Dakar parce que processus électoral la maanaam am na loo xamante ne ña nga xamante ne ñoom la ñu jagleel ñu toogal ñu fa ñu suñu ay ndaw ku ci nekk am na loo xamante ne yoon may na la ko ci say liste yoon may na la ko ci listu jàmbur yi ci mbirum yëndu waaye ba njëkkee ñoom ñoo njëkk a génne seen i liste ñoom ñoo génne seen bopp seen i liste ci biir génne boobu ñun ñu gis ne que respecté wuñu parité bi biir Dakar ñun ñu jàpp ne loolu entrave la woon ci yoon maanaam dëppoowul ak li nga xamante ne mooy charte bi wërale loolu waaw ñu bañ ca jotee suñu mandataire def na recours ci loolu ba mu defee recours ci loolu conseil constitutionnel àtte na ba mu àtte dafa leen ne sax ñoom mën nañoo delloo siwaat seeni changement ñu def ko te booba déggoo leen ñu indi ci benn coow donc ñun booba la ñu bëggoon dañ ñu ne déedéet ñoom la ñu bëgg ñu fekk si leen ci ñaareel ba ñoom ci boppam ñoom dañoo njëkk ne ba ñu tiitee dañu ne waa DGE ñoo changé seen ay liste loo xamante ne vraiment tooñ nañu ay jàmbur ay sénégalais parce que loolu du wax boo xamante ne sax yenu na maana ñu dellu si waat daal ne déedéet dañoo amoon kenn xaw ma ko tudd Saliou Sarr xaw ma nag après ñoom daal ñoo nekkoon ci seen yooyu di kërti ñu génnaat ci loolu ñu dellu si waat am ci ñoom ku jóg ne mbir mi sax nag mujj naa yàqu parce que ñun duñu sax mën a participer ndax suñu ay liste baaxul vraiment c'est dommage sax la wax donc waaw moo ko wax donc ñoom avant sax conseil constitutionnel di dëggal loolu mais ñoom ci seen bopp nanguloon nañ ko seen bopp kon lan moo xew ci diggante bi ba ñoom ñu jógee ci lu toll noonu dellu ci lu toll nii loolu moom mooy kay revirement spectaculaire bu fekkee ne dañu ko wax ci tubaab mbaa bokk maanaam wiiri nga mais jaari woon daari ça pose problème c'est-à-dire que déroute yooyu moom la nit ñi comprendrewul xamuñu ndax ñoom ñun dañ jàpp ne Benoît Sambou lañ dénkoon seen ay liste mbaa boog xëy na dañoo ñëw gis ku niroog Saliou Sarr boog ci ñun ñu dénk ko ay liste man daal comprendre waaye la ca nekk lépp ñoom ci seen bopp ñoo tëju def ko ñeneen ñi tëju daan leen ci kaw seen ay erreur ñun tam ñu daan ñu ci kaw suñu ay erreur loolu nag dama jàpp ne conseil constitutionnel kuréel la conseil constitutionnel ña fa nekk di liggéey yow gënoo leen man gënuma leen ci sama gis-gisu bopp bokk ay doomu Sénégal lañ fii la ñu juddoo ay patriote lañ ëppalee woo leen fi dara gënoo leen ndey gënoo leen bàyyi ñu jàng li ñuy jàng choisir ne yow da ngay politique ñoom politique guñu ñoom ay attekat la ñuy doon ba xëy ñu def leen confiance ñu war a atte ci dara nga taxaw ne du ma ko nangu ndax ñii Macky Sall la ñuy liggéeyal kooku ku ko wax teguloo ko fenn wala yaa ngi wax li nga xamante ne looloo la neex wala looloo la arrangé. justement li gën a jur coow si àtte bi nga xamante ne conseil constitutionnel def na ko moom mooy dafa xaajale liste yi alors que yenn observateurs wala yenn ñi yëngu ci wàllum yoon la ñu wax unicité de la liste la ñu wax. ñenn ñi nga wax. ñeneen ñi lu ñu wax parce que ñi ngay wax nii ñëpp ñoom tamit c'est des spécialistes du droit pourquoi nga bëgg a déglu ñeneen te du déglu ñeneen ñi waaye à la fin de la journée le commentaire de Ismaïla Madior Fall
ak le commentaire de professeur Ngouda Mboup wala le commentaire de mon ami et frère. seulement Ismaïla Madior Fall dafa fàtte te nëbbu ko. waaw d'accord mais dama bëgg a expliquer rek ne la que ñooñu ñëpp ay spécialisés mënoo leen génne ci giron bi nga xamante ne mooy le giron du droit constitutionnel du droit public bi nga xamante ne c'est lié à la constitution waaye ñee ñooy àtte Ismaïla Madior Fall lu ñun ñii ci suñu bopp am na ci lu ñu dindil loo xamante ne ñun wax dëgg yàlla gis d'accorduñ ci neexuñu parce que suñu suppléants yi dañoo bëggoon ñu ne fi waaye nag comme dogal nañu ko ndonte ñun am nañu Ismaïla Madior Fall ak yeneen i juristes ak ñeneen ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci nous restons ay nit yoo xamante ne gëm nañu institution yi fi nekk gëm nañu ne ña fa nekk ay sénégalais yoo xamante ne nii ñu seen xel màcc la ñu aussi patriote lañ te ñoo xamante ne ay professionnels lañ ci seen liggéey ñun loolu la ñu wax mais am na ñoo xamante ne ñoom jàpp nañ ne société civile bi du société civile dañ ko bind wax ko parce que nee nañ elle n'a de société civile que le nom nee nañu administration territoriale bi la yàlla xam doy na nee nañu magistrats yi du ñu ay nit. moom kàddu yooyu. ah waaw ba yooyu yëpp de je pense Ousmane Sonko ko fi wax. waaye léegi ana nit ñi ci réew mi kan la moom ak ay ñoŋam ñi nga xamante ne liste bu baax sax mënuñu ko defar ba dañ leen a daaneel waaw mais kon yow fu ñu jëm c'est ça qu'il faut analyser point barre. si wax jooju sax ñoom nee nañ pour Yewwi Askan Wi bokkul si élection yi daanaka élection du am. non ñooñu dañuy nelaw sincèrement parce que sincèrement dëkk bi naka la nit mën a jógee yow nitu neen nga tu es un citoyen comme tous les autres citoyens d'égale dignité avec tout le monde c'est vrai que am nga sa ay droits comme nit ñëpp amee seen ay droits nga taxaw ne li ñëpp bokk ndonte man comme man arrangé wu ma et que man dama bëgg a jël réew mi man loolu du fi amee mais bëgg nañu xam ban yoon la ñuy jaar ba du fi amee parce que man gisuma ban yoon la ñu mën a jaar ba élection wu 31 juillet sénégalais duñ dem voté ji. mais discours la boo xamante ne daanaka depuis 2011 dañ koy dégg te si leader yëpp daanaka ku nekk si ku jege rek dañ koy dégg. si mais terewul élection yi di am saa su ne mësul tax ba benn élection pousse élection moom bu ñu ko xësee ba enclencher processus bi retenir date bi woo le collège électoral convoqué leen naturellement ci élection lañ jëm. kon la ma mën a man digal parce que aw mu nekkoo sax pour digalaate mooy ku ko quand même ku nekk jóg ci sa programme comme ni ñu koy defee ñun jóg ci liggéey bi parce que ñun commencé nañ bu yàgg base boo dem am na ku fa ne doxal ko donc élection bi pour man du doon lu jafe. est-ce que ñun problème bi ñu am yëpp li ko jur du dañoo dem ba suñu institution nit ñi wóolatuñ leen acteurs yi surtout. mais yan acteur xanaa ñun du ñu acteur yow ñun ñoo fi nekk majorité des Sénégalais yi voté pour ñun xanaa kon dama jàpp ne benn minorité ñoo d'accord ci institution yi ak lan mooy problème mu institution yi ba yow bu ñu la falee maire ci kaw institution yi nga nangu ko waaye bu ñu la nee erreur nga bañ ñoom ñëpp de ku ci ne am nga légitimité daanaka Ousmane Sonko mooy maire Ziguinchor Barthélémy mooy maire Dakar keneen ak keneen mooy maire fii ak président conseil départemental fële même ministre de l'intérieur bi la ñu amoon. même Sénat bee fi ne même conseil constitutionnel bee fi ne daanaka même genre liste yi lañ doon def te def ñu ci erreur kon pourquoi tey ñu bëgg a jël seen erreur boobu noonu imputer ko le peuple sénégalais ba pare bëgg ñu teg ci fitna pour lan. est-ce que tey suñu système bi du moom la ñu war a soppi ndaxte bu ñuy dem élection li gën moom mooy ci démocratie facilité participation ñi nga xam ne bëgg nañ bokk yépp waaye ni mu demee nii suñu processus est-ce que amul benn rigidité boo xamante ni li muy wàññi moo ëpp li muy defar. waaw mais loolu jàngat la mais jàngat bi da nga koy jàngat ci kaw na nga dundee mbir mi. gis nga mbañ ngàcce bi ngay am fii pour dem voter ji xëyul ñëw bu njëkk ba dañu la daan tegal urne bi nga dem jël enveloppe yi ñëw voter ci kanamu ñëpp daanaka bi ngay tànn ni ñaa ngi lay xool xam nañ daanaka yow ban bulletin nga nar a voter kon xam nga foofu mën nañ la contrôler mën nañ la intimider mën nañ la influencer loolu dafa nekkoon loo xamante ne contrainte la woon pour président Abdoulaye Wade xeex na ko ba mbañ gàcce bi ñëw mais bi mbañ gàcce bi ñëwee avancé la woon ci démocratie bi ou bien allègement la woon ci processus bi wala boog xëy na peut-être am na lu mu yombal ci li nga xamante ne mooy dox gi mbir yi war a dox waaw ñu jógee ci loolu kon bu ñu génnee ci lii mën nañu toog ci taabal bi parce que man sama xalaatu bopp sama xelu bopp laa wax de loolu engagé wul kenn man la engagé man jàpp naa ne la ma gënal mooy ba terme processus bi mooy maanaam ba minuit ci ginnaaw dernier délai bi war nañu mën a def changement yu ne avec les mandataires te tamit war nañu dimbali ñëpp ba nga xamante ne kenn du juum bu ko defee le maximum mën a participer léegi nag bon ay parrain moom kenn mënu la ko wutal
waaye au moins boo amee parrain ba pare liste yi moom war nañu organiser wu de telle sorte que avec le concours de l'administration le concours de tout le monde ku gis erreur signaler ko ñu signalante ba nga xamante ne nii lépp day normal. justement nag am na loo xamante ne ça ne peut relever que de ta responsabilité mooy en dernier lieu et en dernier chef. justement li xew moom mooy dañoo noyal fii daal di dëgëral fii ndaxte boo gisee ku mel ne Sénat ñi ngi wax ni daanaka liste yëpp la ñu waroon daal di rejeter parce que kenn respecté wul délai bi. waaye mais en même temps Sénat régirul moom processus bi. régirul processus bi maintenant nag. ku maye lii ki peut le plus peut le moins ku maye lii war na. oui mais xam nga man xaw ma dans quelles conditions. wax jooju xaw ma dans quelles conditions la ñëwee xëy na peut-être il faut ma gën koo xóotal gën a xam parce que comme j'étais pas mandataire. xaw ma exactement lu tax c'est-à-dire est-ce que dañu dugg parce que ça se fait de tradition mooy ñu dugg avant l'heure mais boo xasee ba dugg tant que yaa ngi ci biir mën nga am temps boo déposé génn. waaw loolu est-ce que règle boobu dañu ko war a xoolaat wala je ne sais pas man en tout cas daal loolu laa gis loo xamante ne peut-être mooy explication bi mais que tout le monde n'a pas déposé à temps pourquoi on ne l'a pas signalé et dans quelles conditions ça frappe tout le monde bon je ne sais pas man daal xaw ma exactement loolu naka la mën a arrivé man li ma xam daal moom mooy li tax ñu invalider ak recours yi nga xamante ne moom lañ def parce que yooyu dafa am ay décisions yoo xamante ne dafa am ay considérants ak à la fin ay décisions yu ñu adopté yoo xamante ne bu ci ne. c'est rendu public mën nga ko lire ba xam lan moo doon lan moo ko sooke ak finalement lan la ci conseil constitutionnel àtte. pour jeexal si manifestation bu Yewwi ak wàllu askan wi démb est-ce que jàngat bi war def ngeen ko parce que am na ñoo xamante ni on le sait ay militants lañ moo leen tax dem ci rassemblement boobu mais dégg nañ si ñu bëri ñoo xamante ne nañ leen yóbbu si manifestation bi moom mooy dund bu seer gi est-ce que bu ngeen jàppee ni rek ay mobilisation car rapide la wala Ndiaga Ndiaye du ngeen am njuumte si jàngat bi. non waxuma ne mobilisation car rapide la wala Ndiaga Ndiaye dama ne rek bon en tout cas utiliser nañ ay car rapide parce que loolu ñoom ñoo ko wax seen bopp parce que dañu def benn communiqué démb en plein milieu xam naa communiqué bi sax moo leen trahir parce que ñu ne ñoom seen am na seen ay car Ndiaga Ndiaye yu jóge ci dëkk bi fu ne ñu di leen arrêté parce que ñu ne effectivement dafa am benn général boo xamante ne moom moo joxe ay ordre pour que ñu téye kii mais je veux dire mais vraiment loolu tamit c'est d'une légèreté et d'un caractère puéril boo xamante ne vraiment ay waxi gune la parce que gis nga manifestation am obélisque du tere réew mi continuer dox mooy maanaam gendarme yi continuer def seen liggéey nekk en faction ci yoon yi di contrôler parce que kaaraange parce que accident yi bëri na parce que problème yi bëri na ñuy contrôler di def seen liggéey donc bu ñu la contrôler c'est pas parce que yow da ngay dem manifestation politique kenn waru la contrôler nga teg ko fan bon maintenant loolu nag ñi ñëw nga taxaw nga ñi nga xëcc ay hauts gradés de l'armée di taxaw di leen wax yoo xamante ne mais dafa tegginuwul sax te démb dégg naa lu ma naqadi démb xaw ma nag naka lañ koy jàngate parce que dégg naa Ousmane Sonko mu wax ba ne xaw ma dafa am koo xamante ne nee na xalam ak riiti la doon defal président naka la ci xalam ak riiti naka la mais vraiment gis nga yooyu genre kaddu c'est dafa am ñu muy touché parce que dëkk bi dafa am ñoo xamante ne xalam ak riiti boobu bu leen ko xeebal parce que seen liggéey la fii nit way na fi ba am 1 milliard nit way na fi ba employé ay nit xalam na fi ba doon leneen nit kooraa na fi ba nekk une sommité internationale mais c'est vraiment abominable et mesquin c'est petit d'employer ce type de catégorisation dans notre société loolu nag moom dama wax ni ma ko jàngatee la li ma dégg loolu moom vraiment dañ ko war a limiter mais moom écart de langage moom tàmm na ko ba nga xamante ne jàpp naa ne aujourd'hui danañu génneel yeneen yoo xamante ne dina doon yeneen yu dul yii mais daal c'est pour dire in fine que jàngat bi ma mën a am man mooy faut que ñu arrêter d'abord les écarts de langage et puis bu fekkee ne am na ñu fa demoon pour dundu gu cher gi pour revenir à la dernière question tey am na lu bëri loo xamante ne ñu ngi koy dund muy ay jafe-jafe yoo xamante ne lu ci bëri am na ay choc exogène gis nga président mu déplacé wu fi ba dem ba Russie pour effectivement dans le contexte de cette guerre là mën a discuter ak le président Vladimir Poutine pour que ñu mën a libérer un certain stock de blé pour ñu bañ a nekk en rupture et que crise alimentaire bi bañ a gën a xóot yooyu yëpp mooy wutum solution. Deuxièmement am na ci yoo xamante ne dana dépendre ci ñun mais am na loo xamante ne dépendrewul ci ñun te faaw nag moom même bu ñu waroon dal
am na ci loo xamante ne effortu état bi la tey bu ñu mënee maintenir le carburant à ce niveau de prix c'est parce que am na subvention bu ne ci ginnaaw bu ko kenn xeeb parce que bu ñu ko dindi woon carburant bi dem ba 1100 wala 1200 tey jii nii super dem na mais fexe nañu ba canaliser pour l'instant le butane et le gasoil donc loolu tamit lu am importance la loo xamante ne ci biir wax ji dañu ko war a souligner mais fa nu jógee avant ñu yegg si 2019 bi avant crise bi duñu fouetter mais ñun niveau bi ñu amoon ci maîtrise des prix dañu dem ba nga xamante ne phénomène bi dootul inflation déflation la woon ñëpp a ko constaté benn prix bougé wul waaye nag am na yenn yoo xamante ne xëy na peut-être xajagul ci ñun waaye terewul am nañu programme de résilience boo xamante ne nii ñëpp a ngi koy saluer quand même au niveau mondial. alors leneen loo xamante ne ñu ngi koy nemmeeku surtout observateur classe politique bi moom mooy li ñu mën a woowee suivisme maanaam da ngeen di bàyyi ba Yewwi Askan Wi door ngeen door a fayu. non je crois pas. bu ñu defee conférence 15h 20h ngeen woote. xam nga ñun dañu efficace. c'est-à-dire que boo dooree ñu fayu parce que dóor aussi fay dafa am fayu bu ñu la dooree loo xamante ne porté na foog nga fayu mais ci biir mën nga ñooxaale ñetti wala ñeenti uppercut yoo xamante ne sawaay kenn du ko gis waaye booba fekk na yu diis la yoo xamante ne bala mu ciy génn mu sore mais gis nga ñun. non day dem ba Yewwi mooy contrôler seen communication. xam nga bëri non ñun kenn contrôlé wul suñu communication ñun ñoo koy contrôler par contre du ñu bàyyi benn samba boy wala ay nit yoo xamante ne lu leen neex la ñuy wax ci tali bi ñu nekk fii suba ak ngoon di saaga nit ñi ak di leen di fooyee seen xel ak di jéem a fooyee xelu nit ñi donc la ñu ca mën pour leeral ko saa su amee ca saasya la ñu koy leeral xëy na peut-être loolu moom mooy tax ñu yaakaar ne sax ay réaction la waaye da koy jar parce que dafa tolloo dayo ak ni ñu bëgg a yàqee noonu la ñu war a taxawee ñun tamit pour defar wala pour yóbbu mbir mi fa nga xamante ne foofu lañ ko war a comprendre mais man dama ne tey jii nii keroog gis nga ne dañoo dajale présidente Aminata Mbengue Ndiaye président Moustapha Niasse président Idrissa Seck présidente Aminata Touré ak le secrétaire exécutif permanent de Benno Bokk Yaakaar dirigé par le ministre Mor Ngom ak l'ensemble des 184 commissionnaires yi nga xamante ne demoon nañu dans les départements pour porter le message du président pour écouter sa nouvelle feuille de route loolu du suivisme ci biir conférence de presse ba feeñal nañu fa li nga xamante ne mooy yàqu directoire de campagne bi ñu nar a teg ak stratégie bañ ci nar a demee ak naka la ñu defee suñu comité électoraux yi mais loolu du suivisme loolu du tontu kenn loolu suñu liggéeyu bopp la mais xëy na nit ñi bëgguñu ko relayer ni nga xamante ne noonu lañ ko war a relayer mais yooyu nag am na ci ay centaines de milliers yoo xamante ne dafay daw te du ngeen ci def attention moo tax nag bis bu ñu leen di dóor ñoom du ñu comprendre fan lañ jaar parce que ñoom jàpp nañ ne benn conférence de presse bi ñuy def pour leeral seen waxi dof yooyu ñuy wax noonu ñoom yaakaar nañ ñun loolu rek la ñuy liggéey mais qu'ils se détrompent ñun suñu stratégie du ñu ko jël rek di ko weer ci mbedd mi. tudd nga léegi waxi dof ak waxi ñaaw waaye daanaka si ñaari camp yëpp lañ koy dégg démb dégg nañ kàddu yoo xamante ne daanaka heurté nañu bëri jógee si seen nag naataango Ahmed Suzanne Camara dem bay wax menace de mort jëmale ko si Ousmane Sonko. loolu la wax loolu la wax. man dégg ma ko de dama ne loolu la wax. carrément. man loolu moom je le condamne. franchement loolu moom benn nit mënu koo nangu. kuy ànd ak Macky Sall sax mënu nangu lool. man nag dama lay wax benn affaire loolu waxuma ne dañoo ñàkk ful la ñàkk fayda de man de du ma tooñ du ma saaga mais ku ma tooñ su ma mënee damay defanteeg yow ba mu saf te du ma la may xeer parce que noonu la mbir mi demee fii ku nekk da nga am sa ay droit ak sa ay devoir kenn amu fi monopole boo xamante ne da ngay nekk fi di xoqatal nit ñi di leen wax lu la neex pour que après dara du la si fekk ça moom je ne l'accepte man pour personne mais par contre man du ma saaga te nanguwuma kuy saaga te ku ma gis muy saaga bu ma la fa fekkee danaa la yedd ne la arrêté lii parce que nag ki ñu àndal muy président Macky Sall mos nga koo dégg mu saaga foo waxee ñu ne la am na ay yar am na teggin respecté na nit waaye mën na politique te loolu lañ koy laaj ñun c'est-à-dire que il a toutes les valeurs yi nga xamante ne moom la ñuy naw parce que man yi may dégg ñuy wax yëpp man vraiment dafa mel ne ñii en fait ñii il faut ñu fréquenter président Macky Sall parce que ñii wax nii président xamuñu ko en réalité si seen ay rêve la ñu nekk mais ñun dañ ko xam fréquenter ko te ñun kenn def kan moo ñu gën ci réew mi ñun kan est-ce que pour ñu nangu sax nit di ñu gën ci réew mi kenn gënuñu fi juddu kenn gënuñu fi ndey kenn gënuñu fi bàyyi kenn gënuñu fi dëkk donc li fi nit bëgg moom la ñu bëgg li ñu bëggal dëkk bi moom la ñu bëggal dëkk bi donc dañuy dëggal suñu bopp ne président Macky Sall c'est un exemple parce que yaru na maandu na mais nag bu politique jotee fulla ak fayda la ciy def. mais est-ce que wàllu na ko ñëpp ñi mu àndal yar googu. waaw mais xam nga
gis nga boo yoree mbooloo moom faaw nga am ci ñoo xamante ne du ñëw sax sa kër di nga ci am doom boo xamante ne ni ñuy jaar ni ñu jaar na le mais doo tere rek di ko woo di ko yedd di wax ak moom ndonte nag mënoo koo beddi ak nu mu mënti mel mais da ngay wax ak moom di ko yedd ne ko nag mbir mi vraiment yoon bi fii la ak fii ak fii ak fii waaye nag boo bëggee ànd ak man ci yoon am na loo xamante ne kenn du ko accepté le président Macky Sall ku ànd ak moom koo xamante ne wax nga loo warul wax def nga loo warul def loo xamante ne àndul ak sunu ay valeur condamné na la wala mu sanctionné la. Mamadou Kassé yaay jiite conseil départemental bu Tambacounda def na lu ëpp téeméeri fan jamono ji lan lañ gën a mën a jàppagum si jéego yi nga tegagum. ndax Tambacounda waaw jéego yi d'abord premier jéego yi ñuy teg mooy bon fekk ñu budget mu voté nañ ko. ci règle yi maanaam respecté ko avec le contrôle a posteriori de l'autorité administrative waroon nañu teg bureau loolu tamit c'est statutaire ñu def ko waroon nañu joxe ossature commission yi def nañu ko même su fekkee ne pouvoir guñ ko ñetteel ba nag moom mooy engagé nañu discussion bi ak les communes du département parce que département boo ko xoolee entité la mais ay communes ñoo ko constitué donc boo àndul ak communes yu liggéey am na loo xamante ne ci wàllu vision du mën a taxaw seet nag département mooy porter vision bi porter plan de développement bi waaye il faut que nga waxtaan ak communes yi ba nga xamante ne da ngeen di parler d'une seule voix donc li ñu décidé woon moom mooy ñun que commune bu nekk dafay déterminer 3 sur priorité mu nekk 27 priorités mu am yeneen 3 priorités yoo xamante ne maanaam de premier rang yoo xamante ne ci la département bi moom di liggéey carrément sous son leadership man question yooyu man lañ ne naa ko porter mooy la question de l'université du Sénégal oriental à Tambacounda mooy daara ju kawe ji nga xamante ne moom la ñu bëgg ñu tegal ñu ko ci Tambacounda ñaareel ba moom mooy ñu fexe ba sunu l'hôpital bi ñu defal ñu l'hôpital yu waaw yu mucc ayib yi nga xamante ne moom la ñu def Kaffrine def ko Kédougou ndax dafa fekk ne Tambacounda boo ko xoolee lim dajee ci ay dëkk ci lu jege wala ci lu sore daanaka juróomi dëkk yu ñu wër la muy Mali di Mauritanie di Gambie ak ñaari Guinée yi boo ci boolee nag ñetteelu projet bi département bi war a porter mu yokk ci 27 projets wu communes yi moom mooy affaire u hub logistique bi maanaam naka la ñuy def ba corridor boobu nga xamante ne moom mooy Dakar Bamako ñu xool ni nga xamante ne ñu aspirer port sec bi président déjà d'accord na ci relance du rail bi ñëw bokk ci plus aéroport bi nga xamante ne moom la ñu war a defal donc boo boolee route rail ak aérien maanaam loolu wax dëgg yàlla hub logistique bi taxaw na ba noppi. ay projet la yoo xamante ne daanaka mën ça peut faire rêver waaye dañu nemmeeku ni Tambacounda dina jafe def ko fa ndaxte dañ ko abandonné à région boobu. waaw abandonné woon nañ ko de ba laata président di ñëw mais wax dëgg yàlla ba mu ñëwee léegi ñun suñuy xar kanam changé na. wax dëgg yàlla lu ci soppeeku bëri na lool te mën naa la wax ne que ñetti programme yi. bokk na ci li ko gën a soppi. tey boo jëlee programme bu mel ne PUDC muy programme d'urgence de développement communautaire. ci commune région bi yépp laa la wax bu Tambacounda amul fenn fu mu laalul ci ñetti domaines yi ci wàllu accès à l'eau wàllu ay pistes de développement ak ci wàllu électricité ba pare boole ci nag dafa am ñeenteelu composante boo xamante ne mooy composante allègement des femmes maanaam dañ leen distribuer matériel boo xamante ne daf leen di permettre mu wàññi dégg nga diisaayu liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee loxo te loolu du def route yu importante la indi moom ba ma gis Bamba Thialène Ndiawène kooku boo ko xoolee vraiment route la boo xamante ne historiquement ni ko PUDC defaree macha allah tey bu ma jëlee exemple le forage multivillage de Saare Bamol di polariser quasiment fanweeri village fu ci nekk amul woon ndox jur gi mënul am ndox mu yegsi ci moom électrification dama ci jël exemple mooy Jalakoro sur à peu près au moins 6 à 8 kilomètres rayon boobu yëpp ñu électrifier lépp le pont de Mayeldi bi comme infrastructure ba pare aujourd'hui nag boo jëlee la route Tamba Kidira Bakel état bi mu nekkoon ak tey yii nii nanu ko defaree ba mu meññ ak Mako Kédougou Tamba Dialokoto Tamba Missira wax fa dëgg yàlla boo ci boolee maintenant centre hémodialyse yeeg poste de santé yi ñu def ambulance yi nga xamante ne médicalisé yi ñu joxe liggéey bi daal vraiment macha allah te Promoville tey boo demee nga xool biir Tambacounda li mu defar ci ay routes yu bees route marché marinière
route ginnaaw marché au poisson bokk aussi ci réalisation yi ak daanaka 14 15 ba 16 kilomètres de route urbaine mësuñu ko am ci biir dëkk ba rek te vraiment loolu dafay neexal dem bi ak dëkk bi maintenant soo ci boolee réhabilitation lycée Mame Cheikh Mbaye inauguration lycée technique bu bees bi bon vraiment daal mën naa lim di lim ngir jeexal Mamadou Kassé est-ce que projet yi ngay wax rëy na projet yu yoo xamante ne ñi dëkk Tamba bu ñu ko déggee dina leen neex bu fekkee am na fa mais nag ngay defal doxal ko ndax daanaka juróomi fan yu nekk ci semaine bi yaa ngi fi Dakar. waaw mais xam nga liggéey moom mu doon fii en tant que élu wala mu doon direction générale wala beneen façon liggéey boo nekk yow rek mënuloo ko liggéey parce que loolu sinon hégémonie boobu noonu baaxul sax ci liggéey bi nit liggéey da nga koy tas da ngay am ay collaborateurs ku ci nekk aussi am loo xamante ne moom nga koy délégué daanaka décideurs yi noonu la parce que sinon président Macky Sall aussi du mën a liggéey yenn saa yi mu ngi day génn day dem day ñëw day dugg di génn yooyu liggéey leadership moo mel noonu à tous les niveaux donc loolu aussi am nañ ci méthode boo xamante ne dañu permettre nañu daan présent yi ñu gën a présent parce que man j'ai toujours été présent au niveau de la base loolu tax d'ailleurs je pense ñu fal ma ñaareel ba moom mooy feeñul parce que ñi ma am ñu may jàppale ci liggéey bi ku ci nekk xarañ goo xamante ne la représentation est là la qualité est là et la décision également elle est là. Mamadou Kassé ñu ngi lay sant. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Assane. Mamadou Kassé di DG bu SICAP nekkil président conseil départemental bu Tambacounda nekkoon suñu gan si magazine de la mi-journée ñu koy jaajëfal leen yéen mbokk yi ci teewlu bi ci Walf TV Issakha Diagne nekkoon ci technique bi Babacar ak Keba Pape Samba ñoo nekkoon ci caméra yi ñu yendoog jàmm ba ëllëg ak jàmm incha allah.